Amis chers fidèles internautes, bonsoir, bienvenue sur Sénégal 7, la chaîne qui vous définit mais aussi qui vous donne toutes les actualités à temps réel. Ñu amaat tey honneur ak plaisir encore di jàkkaarloo ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni yéen a ko tàmmul seen bopp muy Makkaan ne woon naa leen nag émission la boo xamante ni mettre kenn à l'écart foo mënti nekk koo mënti doon l'essentiel amal la réew mi njariñ rek dinañ la seet si su ko defee ñu daal di koy waxtaanee tey nag maa ngi fii ci HLM su ma ko waxee nag dama fee nar a fekk si ki nga xamante ni mooy le basketteur Bamba Seye national fële ca Versailles la nekk donc avec la complicité de Djily dinañ fi ñëw seet si ko alors ñàkkul ne nag am na ay actualités yoo xamante ni yu récente la lu ci mel ni football bi ak afro basket bi ñu jëm ci kàttanu suñu borom donc dinañ ci waxtaan ak moom damay ànd ak nànk ak sama caméraman de cœur Djily ñu daal di dugg léegi xool ko à tout à l'heure. Amis chers fidèles internautes bonsoir ñëwaat nañ fi nga xamante ni nag mooy chez Bamba Seye nous revoilà fii ci salon bi kontaan la ñuy def encore di ko dalal ci émission bi di Makkaan du ñu def lu dul bàyyi ko nag mu nuyoog internetu Sénégal 7 yëpp alors Bamba ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar. jaar la bu baax. atia Sénégal 7 yëpp namoon nañ la nag nuyoo ak ñoom nuyu sa fans yi nga xamante ni xamuñu la. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax. te di leen dalal. donc voilà di kontaan si yéen. très bien aca mi ngi noonu l'émission Makkaan ñëwaat na àndandoog tey ki nga xamante ni mooy l'international Bamba Seye di jouer nag fële ca Versailles France donc ñu am honneur ak plaisir di ko dalal tey Makkaan nag xam ngeen ni muy demee toujours saa bu ñu ñëwee baat ak tontu dinañ ko sekk ak suñu invité donc sans plus tarder dañuy dem ànd ak Djily rek daal di ñëwaat léegi à tout à l'heure. alors de retour ba tey ngeen nekk ci seen émission Makkaan comme ni ma ko waxee woon sànq nag baat ak tontu mooy rubrique bi nga xamante ni bokk na ci liy tax nga mën a xam bu baax a baax ki nga xamante ni moom la ñu invité ba tey muy wuyoo ci turu Bamba Seye football maa ngi naan footballeur sax basketteur fële ca Versailles donc Bamba am na ci ñoo xamante ni bëggoon nañoo xam qui est Bamba en réalité donc c'est vrai que mënuñoo wax lépp mais en résumé tey boo doon définir un peu qui est Bamba. nan ngay wax. waaw Bamba benn personne la buy sportif basketteur. donc moom la jàng. donc voilà donc di nekk professionnel en France. et donc voilà di œuvrer aussi dans le social par rapport à mon association. donc joué naa fi équipe nationale. donc nekkoon US Gorée avant. et après ma dem bopp. d'accord voilà. ñaata année nga def fii nii Sénégal avant ngay dem fële ca France. sa France donc li ma fi jógee maa ngi am presque 19 ans. d'accord donc si laa dem en 2000 laa fi jógee dem France. ok d'accord parmi équipe bi nga xamante ni nekkoon nga ko fii nii nan la tuddoon fii Sénégal. waaw maa ngi tàmbalee US Gorée. US Gorée donc foofu laa tàmbalee avant foofu sax maa ngi tàmbalee fii suñu koñ si benn parking doon jouer basket foofu. d'accord doon jàng foofu après nag dem dugg club dem US Gorée. def 3 ans. jusqu'à cadet première année. après ma ñëw l'ASC bopp. d'accord. donc voilà foofu laa joué ba joué fa équipe nationale. donc après ma dem France. nga soog a dem France. acca mu mel ni leer na am na tuuti aperçu par rapport ak kii Bamba Seye ci ñi nga xamante ni peut-être xamuñu ko woon bi nga xamante ni nag bëgg nañ ko ci toftal ci question yi bokk na ci yàggul dara ci vacances yi la fekk fii nii nga seetaane match bi non. oui. très bien actualité bi nga xamante ni bëggoon nañ ko laaj bokk na ci comme yow sportif nga et que gis nga ni bi Aliou Cissé dafay sélection ñu ci bari ñu ngi ko doon ŋàññ mais terewul yóbbu na équipe bi ba final lu ñu gëjoon a am ban évaluation la ci Bamba di def. waaw bon xam nga Sénégal nag dafa xaw a metti coaché. ndaxte ñëpp ay entraîneur la. ok ñëpp ay entraîneur la et puis Aliou Cissé li ma gën a neex si moom dafa am ay principe. d'accord donc kenn mënu ko wàcce si li mu bëgg. très bien donc du coup loolu tax mu jàpp si moo tax mu mën a yegg ba tey final. am ngeen ay relation wala. non du tout. d'accord non du tout. d'accord ba tey ñu ñëw parce que boobu yàggul it lii di afro basket bi ñu ngi koy waajal mais kii di Cheikh Sarr dafa def sélection mais gisuñu ci ki nga xamante ni mooy lii ko si suma juuma la
ak keneen Oumou Khayri Thiam voilà donc yow loolu nga xam seen absence yow nan nga ci jàngat wala yow gis nga ne ni mu ko defee sélection bi baax na. ba xam nga choix man dama nekk koo xam ne choix entraîneur dama koy respecté. D'accord. donc moom bu demee ba xam ne ñii mënu leen jël. il faudra respecter choix am. D'accord. et je pense que am na yeneen xale yu nekk ci ginnaaw yoo xam ne peut-être que ñi ngi ñëw te ay xale yu am talent lan yu baax yu am. talent voilà donc moo tax mu def changement bi. D'accord. mais je pense que équipe nationale Sénégal jigéen ñi seen base dafa baax. dafa baax donc waaw même bu si ñaar génnee. bu ñaar duggee tamit du wàññi dara. très bien aca mais am na keneen koo xamante ni yaakaar naa ne moo ëpp buzz sax nag ci équipe féminine bi bokk na ci kan nu mu tuddati waay ak kii waay Yacine Diop. Yacine Diop voilà performance am nan la ko Bamba gisee. waaw Yacine Diop xaw ma ko suivre ma trop mais day dégg ñuy wax si moom. D'accord. donc dégg naa ku am talent la ku mën basket la. D'accord. voilà donc et puis mi ngi def championnat bu baax. voilà j'espère que dinañu jàppale. très bien comme ni ñu ko doon defee. ba tey ñu gën a desandi ci li nga xamante ni mooy sport bi gis nañ ne depuis 1998 li nga xamante ni mooy basket côté góor ñi ci lañ gëj a jël final Bamba en tant que sportif international boo xamante ni bon ancien nga ci quand même. lan mooy problème bi lan moo tax ba tey ñun góor ñi mënaguñoo indi final bi donte nag lépp a ngi reposé ci yàlla ah. waaw gars moom 97 moom lañ mujjee jël. Coupe d'Afrique bi. depuis boobu. donc dañuy yéegal di wàcc. on joue le yo-yo comme on dit. donc. am na jigéen ñi daal temps yi mayuñu leen dara. waaw gars moom. waaw gars jigéen ñi moom mayuñu dara ndax ñoom ñoo. ñaaru Mame Bousso yi ñoom Fatou mayuñu leen dara de. mayuñu dara. léegi góor yi xam naa tamit ndax comme ni chaque année ñuy changer entraîneur di changer fii joueurs yi. donc amuñu base bu dëgër. et puis aussi comme toujours li may wax mooy il faut que ñu dellu si waat si formation bi. ndax tamit former xale yi am benn groupe boo xam ne liggéey ak moom muy dem. donc je pense que loolu bu ñu ko defee dinañ mën a jël coupe incha allah. à part aussi formation bi nga indi comme solution nga xamante ni peut-être ñi nga xamante ni war nañ cee xalaat dinañ ci bàyyi xel lan nga gisaat ne buñ ko defaatee côté góor ñi dina dox ba ñu mën a amaat. côté góor ñi xanaa organisation bi rek organisation mooy teel a préparé. bañ a xaar ba ni bay affaire yi di waaj a commencé ñuy woo regroupement. ok donc je pense que war nañoo mën a teel a commencé teel a woo gars yi organisation bi jaar yoon. et puis jël les jours qu'il faut. pour ñu ñëw. et je pense que loolu bu ñu ko defee. dina soppeeku dina si am. asax mi ngi noonu laataa may ñëw ci PDG Sofadji gi mu doon dañuy ñëw rek tuuti ci li nga xamante ni bokk na ci actualité Sénégal parce que on attend saa bu ñu amee li nga xamante ni mooy sport côté lamb wala côté football wala côté basket daf ci am ñoo xamante ni dañ ciy àddu disant que ni nañu saraxe soow wala nañ joxe benn xar wala nañ def fruit bon Bamba en tant que sportif nan la ko gisee et est-ce que du leen di déstabiliser boo leen di dégg yooyu noonu. damay dama xaw a doy waar. il faut que Sénégal dañoo bëri trop. en fait il faut que ki muy déstabiliser mooy ku ko def si boppam. ok koo xam ni dafa def si boppam affaire sëriñ moom lay déstabiliser. mais rafetlu nga ko yow. non mais xam nga mënuñu see wax xam nga ku nekk ak sa liggéey la. mais yaa may tudd rafetlu nga ko wala. non mais ku nekk ak sa liggéey la te mënoo leen tere bañ a wax. ok. donc pour que nga bañ see def xel rek sa xel rek. d'accord déjà on a eu la preuve hier que apparemment kii dafa waxoon daanu Modou moo gagné. donc voilà donc am na yoo xam ne daal si bopp la. tout à te fait ñoom it ñiy wax mënuñu leen teree bañ a wax. léeg-léeg ñu wax dal si léeg-léeg ñu wax jaar. ñu bañ see daal wala leen bàyyi ñu wax rek et puis ñun ñii di sportif yi dañ jéem a. canaliser seen bopp. voilà. très bien ata mi ngi noonu conseil la bu bàyyeeku ci Bamba Seye international basketteur la donc ñuy kontaan bu baax a baax ci baat ak tontu gi nga xamante ni sekk nañ ko man ak moom donc yaakaar naa ne bokkoon na ci ay questions yoo leen bëggoon xam et finalement am ngeen ci ay leeral mais nag je rappelle que ne moom mooy le PDG de Sofadji benn association boo xamante ni dafay
dafay œuvrer ci social mais en même temps ci formation xale yi nga xamante ni ñoom dañoo bëgg basket mais peut-être seeni moyen permettre leen ko wala aussi formation bi war amuñu ko donc dama ko ciy laaj rek lan moo ko gën a poussé Bamba à ce que nga mettre en place association boobu. Association bi déjà il faut que ma wax la nu mu juddoo. bien sûr waaw. Association bi mi ngi juddoo par rapport à mes enfants. Donc ñoom ñoo tur association bi sax déjà ñoom ñoo ko créé. d'accord Sofadji. voilà Sofadji bi donc seeni tur la. moom mooy Soxna. ak Faali ak Jibril. d'accord. donc voilà donc bu ma leen di woo léeg-léeg ñu ne lu tax baale nga ñuy woo ñu ñett di jaar si tur yi. nga def Sofadji. d'accord alors ma ne ok. après ma ne noonu la affaire bi juddoo. et puis ñoom it donc ñu amoon volonté à chaque fois bu ñuy ñëw. ñuy maye ay yére pour ñu ñëw jox ko ñu ko yelloo fii. ok donc voilà après nag on s'est dit que dañ koy. yaatal. léegi ba tax na ne comme moi je suis basketteur. donc je me suis dit pourquoi pas jaar ci sport bi. pour œuvrer ci social bi. tout à fait jàppale ñi ko yelloo. et donc noonu la kii association bi juddoo. et puis toujours ak xale yi. toujours ak xale yi voilà moom mooy formation bi mooy base bi. d'accord donc moo tax ma teg foofu sama loxo. très bien fi nga ko teg baax na mais nag beneen bi nga xamante ni bëgg nañ la koo laaj rek mooy boo demee ci camp yi nga xamante ni ñoom ngay jàppale soo demee ba gis seen situation yow lan ngay yëg. li may yëg mën naa ne lu metti la parce que en fait da ngay dem amuñu benn jumtukaay. amuñu matériel amuñu dara. et puis da ngay gis ay 50 xale pour 5 ou 6 ballons. ok donc ils ont pas de matériel didactique pour s'entraîner. donc moo tax ñu gën a dugal foofu suñu loxo. pour jàppale leen. et puis ndax talent mi ngi fa talent bu mag waaw comme ni ñu waxee talent caché yaa ngi foofu noonu. effectivement donc pour nga leen jàppale il faut nga déplacé wu. tout à fait loolu tax Sofadji cette année mu innové. donc jël équipe am. mu def moyen yëpp pour dem. seeti leen jàppale leen may leen ay matériel. tout à fait donc voilà loolu moom moo tax. mu mel ne aussi ci milieu bi da ngeen cee wéet torop est-ce que ñu ngi leen di jàppale am ngeen ay partenaires wala. waaw am na wéet nañ si wéetuñu si am nañ ku ñuy jàppale moom sama partenaire bu gën a mag ñu ngi en France. ok moom mooy ESP groupe. ñoom ñoo may jàppale ak SOS Gazelle. d'accord Monique Chaplin ñoom ñoo may jàppale. fii bi ñu fi ñëwee def nañ ay démarches am na Orange jàppale nañ. Orange ok. ki am na ñeneen ñu jàppale mais bu gënee ñëw mu baax. ndax tamit li ñuy def ñëpp si dëkk bi yëpp si yëg seen bopp voilà. te lépp si xale yi la jëm. très bien aca mu mel ne Djily ba teg tontu jeex na donc dañuy ñëwaat rek ci rubrique bi nga xamante ni moo ci toftaltu ci kàttanu suñu borom dañuy dem rek ñëw ci li nga xamante ni mooy jomb donc à tout à l'heure. alors rubrique bii di jomb ci ku ñu ñëw rek dañ ko koy laaj ndax bari na ci ñoo xamante ni bu ñu nekkee ci milieu bi ñu ci bari dañuy foog ne am na yu bari yoo xamante ni duñ ko calculer ndax amatuñu ay vertu amatuñu yenn yoo xam ne dañ koy calculer bokk na ci li tax ñu koy indi toujours ci ku ñu set si rawatina nag célébrité yi alors Bamba su ma la doon laaj ana lan ak lan ngay jombale sa bopp lan ak lan lay doon. waaw li may jombale sa bopp mooy di wax mu day. et nekk si naka solo noonu. waaw ñaar yooyu. waaw donc da nga ma koy détailler di wax muy den cela veut dire. par exemple di wax muy den mooy maanaam nga dig nit. defoo ko. et puis maanaam nga baal ma si kàddu di li ngay wax du doon dëgg. ok voilà et voilà loolu li may gën a jombale sama bopp la. et puis lu tax may gën a góorgóorlu pour loolu bañ am damay bañ fa ma jàddu ñu ne ma cëb mi ngi nii. d'accord waaw loolu moom dama koy jombale sama bopp. te basketteur dañoo xaw a ngéwéle de cëb moo ngi nii. très bien Aja bokk na ci deux choses yoo xamante ni kuy góor nag sax war nga koo jombale sa bopp. donc mi ngi doon jomb jeex na dañuy dem rek ñëwaat ci li nga xamante ni mooy top du jour à tout à l'heure. top
du jour bokk na ci rubrique bi nga xamante ni ku ñu demit dañ ko koy laaj ndax c'est une sorte de cri de cœur kenn kuy dund am na lu la neex mais aussi am na lu la naqari donc occasion la tey ñu laaj ko l'international Bamba Seye aca Bamba tey sa top du jour fan nga koy accentuer ci environnement bi. ok. waaw kon lu ci mel ne la. ndaxte lu tax bu nekk ci environnement bi d'ailleurs on a fait une journée de zéro déchet. mooy ñiy lekk ci mbedd bi. di sànni. ok ndox yi di naan di sànni. loolu mbaa dina yomb. café yi di sànni. ah du yomb de. waaye tamit Sénégal rek ak suñu xaayam. waaw ak place su jardin yi public yoo xam ne xale yi war fa fo ñu fay def ay cantine wala ñu fay def leneen te boo leen yëkkatee ñu dañuy def moom lañuy dundale suñu njaboot te fàtte na ne xale yi il faut que ñu am espace bu ñuy fooye donc yooyu daal moom moo xam ne moom war na fay mën a deñ. d'accord surtout mbuus yeeg toile yi nii sànni si surtout que mbuus yi du sey donc déedéet yooyu du deñ. ok ak mbali di si mbedd beeg yooyu. parking yi nag yi ñuy gaare oto yi. waaw parking waaw di gaare raxas taxi di fa raxas seen i oto yi boo leen waxee ñoom ñu mer te li ñuy def teguñu ko fenn. mais bon dañuy en espérant que dinañ ci yeewu. d'accord incha allah. aja mi ngi noonu benn message la bu fort bàyyee ko ci Bamba Seye ñuy gën a defaraat di gën a mettre en valeur li nga xamante ni mooy l'intérêt général avant ñuy particulariser baax na ci lool kontaan nañ bu baax a baax dinaa la tooñ nag ndax bi may ñëw am na ku ma yóbbante ne ma ñoom international yi dañ leen di sonal torop nan ngay dundee tentation yi. xale jigéen ñi. noo koy dundee. nu muy dundee. xale jigéen ku nekk di woote. waaw ku nekk di wax. ku woote rek ñu wuyu. ñu ngi woote waaye ku woote rek ñu wuyu. mais bon après. après dañuy xam ku nekk dañuy xam fu ñuy teg suñu tànk rek. ndeysaan voilà. ñu ngi noonu ata moom du fa yor te dama am invité bu yoru ndeysaan waaye kontaan nañ bu baax a baax di fàttali ne rek émission Makkaan la woon tey ki ñu invité mooy Bamba Seye basketteur actuellement nag mi ngi fale ca Versailles foofu lay defee li nga xamante ni mooy basket bi temps yi nag chaque jour ma ni football xam naa football bi ñu jógee tax mooy grâce mais kontaanoon nañ trop tey seet si la fii ci HLM di la bàyyi rek nga joxe sa mot de la fin ndax l'émission Makkaan tire à sa fin. waaw di am lu ma xawoon a fàtte par rapport à tout à l'heure vas-y. si on va dire je vais dire handicapé yi. ok parce que dama seetlu ne ñoom fu ñu jaar rek amuñu benn jumtukaay pour ñuy wàcc seen fauteuil yeeg yooyu. yooyu tamit bëgg naa ñu bàyyi si xel. ñu bàyyi xel lu baax si ñoom. tout à fait waaw loolu laa fàtte woon tout à l'heure et puis di la remercier Thiat di la remercier lii rafet na. tey tax ñu xam kat mooy Bamba Seye. bien sûr moo tax ñu ñëw fi yow suñu international nga. voilà donc merci beaucoup. merci à vous aussi ñu ngi remercier bu baax suñu xarit yi ñu toogal loolu yëpp Fatim Bousso sëñ Mbacké ak suñu hôtesse yeeg Mohamed ñëpp ñu ngi leen di nuyu di kontaan ñëpp ci ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla boobu ak léegi ñu ngi seetaan di ñu suivre fii ci Sénégal 7 di nuyu bu baax nag sama caméraman de kër bi Djili kontaan nañ di leen jox rendez-vous beneen yoon ak Kiné Badiane ci kàttanu suñu borom bye bye.